asalaamaaleykum mbokku internet yi yéen a ngi ànd encore ak seen xarit Ndiaye Nettali pour tase leen xibaar bi fi root léegi mu leen fàtte abonné ci seen chaîne activé cloche bi pour bañ a raté beneen xibaar bi ci topp. gaa yi ngi tëb di wax di kii tuumaal saaga rek kii nañ partagé ngeen ñëw ma waxaat leen beneen wax bu garaaw ma laajaat leen beneen affaire bu naan ko nag naa du ma gaa yi gaaw na temps yi nii maa ngi yor nee na léegi ay sàngara lay teg di naan quoi di def samay live gars yi danoo dof da ngay yor say kii di naan moo tax chaque jour ma doon leerlu naa leen gis ngeen lii laay naan ay kii parce que sénégalais yi da ngay waaru quoi les gens tu comprends pas du tout. voilà balaa ngeen may yóbbuwaat moo ngi nii gis ngeen voilà du sàngara ok. parce que saa ni moom faut protéger tes arrières quoi su ma sëqatee sa sëñ bee ma xoj su ma naanee naan naa sàngara su ma wólisee te maa ngi tux yamba xam nga su ma gars yi daal ay saa il faut surveiller ses arrières affaire yi doy na waar mais partager leen ma laajtewaat benn laaj bu sew gars yi expliquer nu parce que wax gi man xaw ma de gars yi nee naa leen man je ne connais pas je ne fais que demander xaw ma je n'affirme rien je demande léegi yéen ñi xam yéenay wax boobu ba léegi. léegi man damaa bëgg a xam Serigne Touba ñaata at la def Gabon d'abord balaa noo commencé sunu maam bu baax bi ñaata at la dund gars yi ne 75 ans ma ne ñaata at la def Gabon ñaata at la def Njaareen en fait ñaata at la def si loxo tubaab bi. nan calculer toog leen ngeen calculer ñaata at le maam bu baax bi def si loxo tubaab bi si nu koy paasante yóbbu andi soo totalisé moo ngi si 32 ans 30 et quelques ans 32 ans moins 75 ah donc moom ba muy am 33 32 33 boobu tamit si leen ko commencé pamte comme moom kañ la commencé takk jabar ba gars yi fekkantewuñu ba mu am ñu ñëw ñu dem ni ki kañ nan la demee gars yi ñooy wax de ak doom yi tamit comment se sont créés si diggante boobu damay laajte man je pose seulement des questions gars yi ñoom ñoo xam ñoom ñooy kii ñooy wax ñooy expliquer ñoom ñooy saaga ñoom ñooy teg seen i bagages ñoom ñooy dugg ñooy génnaat maam bi kat 75 ans la dund si biir 75 ans yu mu dund ñaata at la def si loxo tubaab bi Gabon Njaareen pamte kii ni nangam 32 ans 32 ans nu dindi ko sur 75 mu des 33 si biir 33 wala ban âge la commencé takk 33 ans mooy sama genre bii quoi at bii ma yor. at âge bi ma yor quoi sama genre bi donc à l'âge là je ne comprends pas damay laajte rek balaa gars yi di saagati damay laajte rek léegi man ma bëgg xam si ban partie ban période ak nan la demee nan la mariage yi ñëwee parce que suñu demee ba fekkante moo tax keroog ma ne leen xanaa daa am ay mariage temporaire wala daa amoon ay mariage éclair wala nu mu fa demee léegi doom bi yëpp tamit comment ça s'est fait daa amoon ay visite conjugale si kaso bi wala ay affaire wala kii amul yéen ay wax de ñun ñuy wax di laajte ay question si lu ngeen di wax sëñ bi ba léegi taxawul wax nu ay nit a nettali chaque jour encore ma wax ay nit a nettali wax bëgg nu déggee ko noonu léegi si biir dégg bi nag dégg bi moo xawul te leer nu leen di leerlu ne leen yéen ñii ko wax kat déggin bi leerul leen expliqué leen nu wax gi wëlbatiku na ay saaga maam bi ba tey taxawul ne leen moo soit da ngeen jël seeni yaay ngeen lonk ko si pour bën a bokk tamit dund si dund bi wa ilaa yaa quelque chose expliquez nous man damay laajte rek à part de xam nga mooy loolu soit am na ñoo xam ne ba maam bi gaañoo danoo jël seeni ndey forcé ko par force pour mën a bokk si famille bi wa ilaa y a quelque chose qui cloche dedans
hein waaw merci beaucoup nu ngi koy waxati Jérusalem 43 ans autant pour moi ma naan 33 nun wante dëgg damay jéem a comprendre comment ça s'est passé quoi mais comprendre rek yéen ñuy expliquer ñuy comprendre parce que boobu ba léegi yéenay toog di wax yéenay toog di expliquer seen i wax xam nga yéenay toog di dugg na fii génn na fii wax seen i bagage quoi moo tax it ñun du ñuy laajte rek parce que suñu demee ba ay affaires yoo xam ne ni que nous on ne comprend plus wax bi dem ba jaxasoo nit ñi ñëw ba un moment boo xam ne ni que mënatuñu noo expliquer on a de droit à moom nga de se poser des questions ñuy laajte rek gars yi ñoom ñoo maanaam 33 ñuy laajte rek gars yi parce que tey jii nii jamono jii nii nu toll déglul leen ma lii déglul leen ma lii. man damay wax ni. taarif dama wax ni maanaam ordinaire. ordinaire rek. santal murid rek. man damay wax ni. taarif dama wax ni maanaam ordinaire rek. santal murid rek ordinaire murid rek yombul Sadio moom dana koy gis la di ko tàmm di wax rek xamul sax luy Sadio wax naa ko ba tey ci jotaay yi kii Saliou Touré mi de man de maa fekk may ji sëñ Mountakha sëñ Saliou Touré murid Sadio man de maa fekk loolu waaye maa fekk itam ci sëñ Saliou sëñ Mountakha ni ci seen waxtaan bi murid Sadio loolu yàgg na sax ñuy wax ba ci loolu ba yàgg Serigne Saliou ne ko li tax murid Sadio jafe murid Sadio mën naa saw ba noppi jël saw bu jàpp ci julli te julli gi dana baax loolu mën naa yomb. boobu day ana ma ko déggandoo du dégg ngeen yooyu suñu demee bay mën a dégg si jamono jii nu nekk ñuy dégg genre wax yu demee nii ay nit duñu tegal wax yu demee nii on a de quoi se poser des questions yéen a ngi dégg parce que saa waay nee na murit mën naa dem jël sawam saw jàpp si te day am jàpp léegi tey su ma laajewaatee encore fan la ko teg ni que moom murit la wax mën naa jël sawam jàpp si te day am jàpp mu nekkaat encore beneen problème mu nekkaat encore beneen problème nee naa la après c'est les mêmes personnes ñoom ñooy tam nit ñi kimit ñoom ñooy wax nit ñi yahut déglu leen ma bu baax de est-ce que yéen may jox nopp bu baax bi même personne yooyu ñoo ne attaqué nañ islam même personne yooyu noonu ñoo yore seen saaga te xamuñu fuñ ko teg bàyyi faal léegi ñun suñu posé wulee ay question si lii nu jëm ak fu nu jëm mais fan leen jëm affaire yi na la dinañu ne nag ëllëg sa toccamikul say ginnaaw duus xam nga ma sa ginnaaw kër yooyu noonu pour bañ ko wax bu salte quoi wax yooyu noonu di nga dégg na la léegi sa léegi jëlal nga def ko dagan na sëyal ak sa jabar ba pare jël ma niw bi diwoo ko am nga jàpp demal julli bul sangu set bàyyi yàgg naa leen ne cette histoire arrive à un degré de connerie moo ngi àgg à un degré de catastrophe gars yi teg ko si ay miraas ay effet ay janeer teg ko si ay janeer yéen a ngi dégg wax te su ma jeexee gën na la yu gën a garaaw nee naa leen am na ko fi soppi maam bar ñooñu tey ñooy woote ni que ñoom ay sadiix leen wala ay jullit leen tey ñoom ñoo nekk si saaga bi mais est-ce que yéen a ngi dégg wax gi nu wax léegi nañ tegaat alquran nu nee nañ ay jullit leen de wax gii ni jullit dina ko wax
lan la alquran lan la alquran wax si saw nit ku am as tuuti jullite ab imaan wala am ab tuuti yàlla di ko xool dina wax waxi ab murit su jëlee sawam jàpp si day am jàpp saw de la ma wax saw suñu laajaatee ça pose des problèmes ça amène des trucs moo tax ma ne leen man nanu gars yi di expliquer bu ñuy wax pour di wax rek pour di wax wala wax pour jéem a neex wala wax pour jéem a ut ay oto wala wax pour am si ay kër nañuy wax seen digganteeg yàlla nit ñi mën nañ fen lool man dama comprendre damay laajte si saa waay lu mu wax nii ba teg premier bi mooy vidéo bu ma leen tegal kooku lu mu wax ba teg man comprendre ma sëriñ bi amoon na 33 jabar fekkeewunu jamono sœur yi demee na nii dugg na fii génn na fee wax na ma ne leen ok sëriñ Touba 75 ans la dund leen wax xawm saa waay def na 32 ans si loxo tubaab bi 32 ans si loxo tubaab bi xaw ma 33 ans Gabon njaareen fu nekk nu pamteeku mais si biir loolu am na temps wu am 33 jabar am si xaw ma yow toute une région de doom ñëw toog may laajte nag comment ça s'est fait à quel moment moo tax ma leen doon wax keroog ndax daa am ay takk éclair ay takk temporaire wala daa am ay génn wala ay kii j'y comprends rien ay laajte la en 43 ans il a peuplé Touba man yéen a ko wax parce que man nee naa leen moom ba léegi moom si boppam maam borom baax bi maam borom Touba si boppam ba léegi taxawul wax leen parce que amul fu mu ko bind amul fu moo leen dàqoon bind yéen ñi di wax di naan da ngeen di bind moo leen dàqoon bind donc moom si boppam lu mu bind leer na mais lu mu bind yéen da ngay ñëw teg si leneen daa mel ni maam bi si dundam daa am ñu ko doon xool teg si moom bët doon xaar nu mu fi jógee pour nu ñëw xam nga daa di ñëw ñuuxu ñëw dugg ko moo tax maam bi leer na ma ni que dem na am na ñu jël seeni ndey ñu jël seeni jabar jox ko par force si dee si néew rek pour bokk si famille bi te leer na ma ni que am na ñeneen tamit ñoo xam ne que sa kenn boolewul les vrais fils de Serigne Touba Ahmadou Bamba leer na ma ni que kenn tudd la ñii nii wax nii ñëpp ay usurpateurs leen c'est des usurpateurs mais affaire yi dina leer parce que affaire man expliqué leen si seen i wax rek la ñuy tegu quoi seen i wax leen basé wu si seen wax daal man xam nga man laa déglu quoi voilà point barre saa waay am na kii ni nangam kii ngeen ne ma bokk nu jamono kii man léegi expliqué nu kii ban 1900 leen takk ok 1900 tàngam sangam takk na kii bàyyi ko kii 1900 tàngam sangam diw ak diw la nekkal ok après kii da leen wax ak ay date ay affaires yu leer nu dem xooli ji ko léegi on parle pas seulement pour de naan jamono ba pare nag le cancre bu doon njëkk wax nee na noonu day wax ba naan noo ay ñoom Seydina Omar amoon nen ay ëpp kii jabar ay ñoom man de xam naa kon moo ko waxee sama diine du ma ne ab imam laa si wala ustaas laa si non ab taalibe bu bon laa si buy jàng ab nu koy waxti mindaa fun laa si rek maa ngi siy xool mais leer na ma ne xam naa ni que wax googu tegul wax googu noonu ay waxu dof la waxu mécontent la ñun yàgg ne noo toog laylatul xadri yàgg ne noo toog xam nga après waaye nu kati après at bi su jeexee suñ doon joxe gars yi wàccee kaamin lépp waxtaanu yàlla yi daan nañ ko déglu tamit si télé bi xam nga waar nañ suñu bopp as tuuti quoi waaw ñun xam nañ bu baax ni que jamono yonente yi yooyu noonu ngay wax ba kii ba yonente bi di ñëw dafa ñëw fekk leen nu nekk ay juif ay yéeféer bokk ba maanaam ay yéeféer ay nit ñoo xam ne gëmuñu woon dara moo taxoon yonente bi ñëw jàppale leen. loolu moo nekkoon xibaar bi di leen jox ndaje léegi ci xew-xew bi ci topp ngeen àndate ak seen xarit Ndiaye Nettali jërë ngeen jëf.